Evelyne Mondjouba ñu des ba tey ci wàll wi wax ci Ousmane Sonko bi nga xamante ni moom mooy njiitu Pastef les Patriotes ni ki démb mu doon woo askan wi ci ñuy fippu maanaam wàllu pour résistance li ni mel nag ministre conseiller Ismaïla Madior Fall tontu na ko ci moo xam ne yi kàddu yi ni mel rafetul muy génn ci làmmiñu koo xamante ne dafa bëgg a jiite réew mi mu rax ci dolli di sàkku ci Ousmane Sonko mu xam boppam te bàyyi askan mi muy woo ci yenn yi ñu déglu ko àdduna ci micro Tidiane Diallo. Sénégalais yi bu ñu xaar ci ñun ñu def appel à l'insurrection di woo nit ñi pour ñu taal dëkk bi di woo nit ñi pour ñu toj di woo nit ñi pour ñu yàq loolu ñun duñ ko def ndax ay démocrate lañu dañoo bëgg jàmm ci dëkk bi bëgguñu fitna ay démocrate lañu moo tax ñuy respecter décision boobu. mu ngoog muy appel boo xam ne moo suur ñu bari démb ba tey rafetluwuñu ko way politique yi nga xamante ne xëy na bu ñu amee lu leen arrangé wul rek dañuy woo askan wi ci ñu génn. c'est que jubluwaayu woote bi laa comprendre parce que egguñu ci moment bu jar génn pour taal parce que néewuñu kenn sa liste doo dem xanaa waa gëm sa bopp ak ñoom Fadel Barok ñooñu. mais bu fekkee dañ la yow sa liste indi ñëw dugal ko nga ñëw dugal ko jaxase tur yi ñun la góor ak jigéen nga indi ñaari góor wala ñetti jigéen. loolu aajuwul woote fitna. benn ñaari bi ci des mooy li may wax ci politique yi. sañ-sañ bi ñu leen jox moo ëpp. sañ-sañ bi ñu leen jox moo jaaduwul. te li ko sabab mooy militants yi nekk ci seen ginnaaw xam nga ni ñu ko wolof di léebe ma tegginal ko ku gisul bu la wootee ci sàndam tey xeer daa toog ci jàll. bu dul woon militants yi amul benn leader bu am fitu affronter ñetti policier wala ñaar mais militants yi moo tax donc respect ci militants yooyu bu militants yi toppee si ginnaaw gëm la. di la dimbali di la dooleel nga nekk seen espoir te ngay xëy ñuy xëy ngay gont ñuy gont dëkkuñu sa kër lekkuñu sa dépense. da nga leen présenter benn idéologie wala benn dynamique benn projet ñu gëm ko di la ci jàppale pour changement am pourquoi fitna. Sénégal kenn du fi régler dara ak fitna. parce que kenn du la ci fekk si nit ñi taluñu fitna taluñu xeexoo taluñu li fi nekk ci souffrance doy na. te gis nga boo xeebee li nga am kës néew ci wàllu démocratie gis nga sañ-sañu woote fitna yi parce que démocratie bi moo tax rek. toog taxaw di am sañ-sañu di wax ni mu ñu neexee ci président deful nangam ak nangam démb fii la ñu wax ni bi Mansour Faye waxee ba noppi dañoo joxe suñu avis contredire carrément à 100% li mu wax. loolu du démocratie. réew yi nga xam ni def ko benn réew boo xam ne amul démocratie nga seet. li ñu am bu ñu ko fowee te gis nga pëccëxoo ci fitna. moo fi wàññi démocratie boobu billaay xat yi ku fitna tax a falu nga foog ni fitna jooju moo lay noppal tu te trompes lourdement fitna ku mu tax a falu fitna jooju ngay bàyyi ci dënn nit ñi dañuy taxaw di xaal sa cin ñor nga yàq mbaa ñu yàqal ko seen bopp nit ñi taluñu fitna mais encore une fois père de famille nañuy mën di décortiquer discours politique yi te di ko tojal seeni ay njaboot ñu bëri ci li ñuy wax ay discours billaahi gëmuñu ko amuñu courage bi amuñu détermination bi amuñu fit bi amuñu mbooloo bi amuñu position bi gëmuñu ko mu ngoog Ndeye Dimet menaces yooyu lan moo ko war a mën a lal ndax dafa mënoon am njeexital ci décision bi conseil constitutionnel waroon jël. bon man nekkuma ci xelu président Ousmane Sonko xadi mais man li may wax muy Ousmane Sonko c'est valable pour président Macky Sall c'est valable képp kuy homme politique nekk fii Sénégal ñoom dañu am responsabilité ci réew mi. kenn amul droit créer instabilité ci réew mi parce que tout simplement say intérêt la ñu menacé. te tey dama gis ni li nga xamante ne nii moo nekk di xew il faut que tamit xale yi génn ci mbedd mi dañu jóge ci ay kër. li xewoon mars ba tey mi ngi fi di tege il y a eu 14 morts. ak ay nit yoo xamante ne ni dañ leen yàqal lu dul jeex am na ñoo xamante ne ni lañu leboon banque fa lañ jaaree jusqu'à présent seen business fa la jaaree yàqu. donc encore une fois les hommes politiques moomuñu réew mi te aussi nañu xool xam ni Sénégal intérêt général kese moo war a primer tey gis nañu li xew ci sous-région yi te li ko taal lu ci ëpp ce sont les hommes politiques. donc encore une fois les hommes politiques bu fekkee dañu bëgg a yor réew mi dafa am nuñ ko war a yoree te dañu am responsabilité ci réew mi parce que tey mënoo sa intérêt heure bu ñu ko laalee nga génn yuuxu woote mbedd mi pour ñu liggéeyante la loo xamante ni sa intérêt la. te gis nga bëri na fi ñoo xamante ni ba ñuy ut nguur discours ba ñu doon wax tey ba ñu nekkee ci nguur.
dañu changer stratégie changer doxalin dem ba tey sax finalement askan wi ci seen bopp tey dañ leen reprocher lu bëri yaakaar nañu seen nekkin tey bu amee ay difficulté ñoom la donc encore une fois muy Ousmane Sonko muy président Macky Sall ak ku mënti doon na leen réew mi jaral lu nekk non pas nag ci ay discours yu ñu wax mais ci ay actes parce que président Wade dama ko ñaana yàlla may gudd fan dafa am lu mu doon faral di wax que ni du ma dox mukk ci palais ba ci jéggi ci ay néew pour dugg palais loolu dama jàpp ni tey homme politique yëpp aussi tamit war nañu inspiré wu ci waxu président Abdoulaye Wade boobu mu ngoog ñu wutali diwaanu Sédhiou foofee askan ba fay yeewoo nee nañu boo moyul daañu bank seeni ay loxo ci élection législative yi jëm li ko waral leneen loo xamante ni tam xamle nañu ko moo di mën nañoo takkaay morceau yu xonk ngir teertu président Macky Sall mi fa war a ñëw weer bi ñu jëm association sénégalaise pour le développement di PACAO di xamle ni lenn waralu ko lu dul dañoo nemmeeku ni régime bi investirul benn responsable ca diwaan boobule pour ñu mën a am député naka noonee boobule association itam ci baatu njiit bi di Bekay Diaité di sàkku ci ñu fexe ba village nekk côté boobu yëpp am courant waaye itam ñu defar barrage bu Diop Kounda ñu ond ci ak suñu correspondant Ibrahima Diallo. À Sédhiou, l'association sénégalaise pour le développement du PACAO menace de boycotter les élections législatives du 31 juillet prochain. Le PACAO, depuis Senghor, est en train de courir derrière l'électricité. Le PACAO ne se déplace. ngoog ñuy jéggalu bu baax a baax ci élément bi wax nag ci njàng meek njàngale mi syndicat ñi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp jàngalekat yi ñu ngi xamle ni boo moyul daañu sóobuwaat ci seen xeex bi ndax gouvernement bi dafa jël dogal ni dafay tekk ay impôt ci seen salaire yi ñu yokk te loolee ñoom xam ne nañu ni dëppoowul ak la ñu xaati moom ca ñaar fukkeelu fan ak juróom benn bu weerub février li ni mel nag bu fekkee dañoo dëggal seen bopp gouvernement bi daal di koy def waa G7 mi ëmb juróom-ñaari syndicat d'enseignants yi gën a représentatif xam ne nañu ni daañu dakkal seen loxo ñoom itam téye ko ci njàng meek njàngale mi duñu dem ci classe yi waaye examen fin d'année itam du am te loolee buñ ci tolloo gouvernement bi képp moom mooy nekk responsable bi Tamsir Bakhoum secrétaire national presse communication bu SAEMS bokk itam ci pôle communication bu G7 ñu déglu ko àdduna ci micro Simon Faye. ndaje bi nga xamoon ne amoon na diggante nguur gi ak syndicat yi ci turu ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo ñu laaj ko ne ko lii ngeen wax ne moom da ngeen koy jox jàngalekat yi dañoo bëgg a xam ndax yéen ndaxte xam nañ ne administration moom lépp lu ñu la jox ci koppar danañ ko imposer lan mooy boo leen di nekk impôt yëpp loolu moom mooy des ci salaire u jàngalekat bi ci la ministre Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances taxaw mu ne koppar gi leen leen jox jàppale ne dañoo dindi impôt bi ba pare kenn dootu ko laaj impôt ñu gis ne képp ku laaj ci sa bulletin salaire lañ waxoon nguur gi dafa naxante ak askanu Sénégal naxante jàngale may ñu xam ne fii ñu jëm danañ yëkkatiwaat xeex bi su fekkee ne viré nañ salaire ñu gis ne benn siftin manqué na ci li nga xamante ne nguur gi moo ko tey mu def ko bu waa nguur gi moom mooy responsable jafe-jafe école yi nguur gi am na juróom-benn fan pour régler problème bi suñ ko deful wax nañ jàngalekat yëpp nañ arrêté njàng ak njàngale ci biir Sénégal gi yëpp te ñu préparé fas yéene banque seen loxo ci l'examen yi ndax internet yu bay am ci biir Sénégal. mu ngoog crise boo xamante ne ndey di met du jeex mën nañu ne ay épisode la rek. waaw xam nga c'est normal parce que ñu jàngalekat yi ñu ngi yuuxu nee nañu moitié am na lu jot a dugg mais am na lu ñu leen teq loolu ñu leen teq nag dafa mel ni ci négociation yi la woon parce que am na rubrique yu bëri yoo xamante ne ni moom la ñu laal ci wàllu impôt loolu nag damay laaj est-ce que ñoom syndicalistes yi ba ñuy négocier ak état bi bàyyi woon nañ ci xel parce que boo xoolee négociation yi nga xam ne état bi daf koy def ak yeneen secteurs yi benn rubrique rek lay doon mais fii gis nañu ni dañu jàll ci wàllu logement jàll ci habitat social jàll ci indemnité de recherche donc yooyu yëpp benn bu ci nekk bu ci nguur gi bëggee teq jàngalekat bi da koy yëg donc est-ce que tey nekkul ni dañu négocier woon point yi parce que nag xadi fàttalikul bi ñuy négocier dañoo nekkoon ci jaaxle donc il fallait coûte que coûte ñu trouver benn solution pour peut-être crise scolaire bi daal di am saafara mais tey comp yooyu ñu leen di comp moo leen sonal maintenant nag li état bi diggee woon aussi tamit daf ko war a def dafa am obligation respecter ko parce que ñoom jàngalekat yi instant bi ñi ngi menacé que ni bu fekkente ne ni mbiri nii la nar a continuer dinañu banque seen loxo ci yi di ñëw mais te jàpp naa ne nag wax dëgg yàlla état bi instant bi nii waratul sax soxla di jàkkaarloo ak secteur d'activité bu mu mën a doon moo xam muy jàngalekat yi moo xam muy blouse blanche yi mais surtout jàngalekat yi te instant bi comme ñi ngi dugg ci nawet ni nañ dem vacances ngi laay war a suuri c'est le moment
ñu poser le débat bu fekkente ni am na lu ñu lijjanti bu ne dañoo war a jàkkaarloog jàngalekat yi ñu summeeku ci biir ne xeex xuloo defante nañ ko def mais que mu jeex une bonne fois pour toutes su ko defee déwén su école ubbee ñu am année boo xam ne du am perturbation. mu ngoog Mansour waxoon nga ko ayu bés bi ñu weesu bi jàngalekat yi di artu nit góom bi ci kaw képp la ñu ko faj. ci la xam bettuma parce que annoncé woon naa ko comme noonu ndax mënu maye ci ndeyjoor di nangu ci càmmoñ. te jàngalekat bi moo jàngal ki nekk impôt moo jàngal ministre bi moo jàngal DG bi moo jàngal ki nekk trésor moo jàngal ki embauché moo jàngal ki dagg salaire ñoom ñëpp jàngalekat bi leen jàngal. kon mënoo indi benn njuuj njaaj ci biir salaire am te du ko comprendre. maa ngi lay yokkal sa salaire mais dinaa la dagg impôt bu tolloog li ma lay yokkal jëlaat ko. yu fi caaxaan la gouvernement bu amee détermination ci juboo ak jàngalekat yi dina juboo ak ñoom. te nag wax dëgg yàlla bi jàngalekat bi nekkul ci dëgg ànd ñu woon ak ñoom. mais comme daalante nañu ba signé ay kilifa toog au conseil du dialogue social toog ñu xaatim ba noppi nag gouvernement bi respecté li mu xaatim. mënoo demander ma yokkal la salaire 2000 francs dagg la impôt 2000 wala 2500 c'est pas possible. jàngalekat ñoo ne ci dëgg. bu ñu eggee ci perturbation na nguur gi assumer ay responsabilités xanaa nguur gi suñu niveau jàng mu suufe mii xanaa frége ñeentewu leen. xanaa ñu ñulugu leen. xanaa ñu mënuñoo fexe ba passé at moo xam ne du ñu daw dabaatal ci ay examen du ñu daw dabaatal ci ay cours waaye yow looy maye di ronqataat ci suuf. loolu lu muy tekki. waaye jëf day am classe waaye au moins nag wax dëgg yàlla lii parce que jàngalekat yi itam yàq nañu leen lu nekk. recadré nañu leen wax nañu leen lu nekk. def nañu ay jéego ba ñu juboo waaye na ku nekk respecté kàddoom mais mënoo joxe nday jox ñëpp di ko gis nga nanguwaat ko ci càmmoñ bi loolu amul sens. Mansour ñu wax nag ci wàllub wér-gu-yaram ndax pôle mère enfant bu hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff dañu koy tabax liggéey bi tey ci suba la ñu ko tàmbali jëwriñ bi ñu dénk wàllub wér-gu-yaram ak action sociale nekku fa woon waaye jëwriñ bi la di Ismaïla Madior Fall moom mu nga fa woon li ni mel nag fondation Zaïd bu Émirats Arabes Unis ñoom ñoo koy financé ci lu tolloog juróom-ñetti téeméeri million ci suñu ay koppar ñuy xam ne itam ne dina am lu tolloog fanweeri lal ak juróom-ñeent lu tolloog ñaar fukki lal ak juróom-ñeent yi ñoom ñooy nekk ay lal yoo xamante ne maternité bi la ñu koy jagleel projet bi la ñu ci bëgg mooy wàññi bu baax a baax ñi nga xamante ni dañuy ñàkk seen bakkan bu ñuy am doom ak xale yi nga xamante ni bu ñu juddoo la ñuy ñàkk seen bakkan ñoon du caag ci Diane Diallo. ngir wàññi mortalité maternelle néonatale infanto-juvénile waa Émirats Arabes Unis pare nañu ngir gunge Sénégal. fondation Zaïd li nga xamante ni mi ngi jóge Émirats Arabes Unis ñëw financer construction pôle mère enfant boobu loolu nag su ñëwee dina am solo parce que dina permettre ñu renforcer suñu système de protection de la lutte contre la maternité maternelle et la maternité infantile et néonatale. 800 millions de francs CFA ko projet bi kilifa yi di xamle plateau technique bi dañu koy renforcer. service yi comme ni ñu ko waxee dina am service de pédiatrie loolu pour xale yi la dina am gynécologie dina am aussi chirurgie donc nekk na structure boo xamante ni lépp loo xamante ni dafa aaju ci mère ak enfant dina nekk ci service bi te dina améliorer relèvement plateau médicalu hôpital Grand Yoff bi nga xam ne mooy hôpital général Idrissa Pouye. durée liggéey bi nag 12 mois la. ñu wax ci ab visite de chantier ca diwaanu Touba la autorité yi li ñu bëgg ci jamono ji mooy fexe ba tàkkali mbënd mi ak askan ba fay yeewoo mu jëlee ko fa ba faw naka noonee la ñu tàmbali defar ab yoon boo xamante ne fukki kilomètre ak ñett la ak itam ñetti kilomètre réseau assainissement ci jamono ji kon tàmbali nañu ko foofee ca diwaanu Touba te fileek màggal gi itam liggéey boobule dina noppi loolee la jawriñ bi ñu dénk wàllub infrastructure publique daal di xamle moom mi nekkoon ca chantier ba tey moom ak Abdoulaye Diagne ñu déglu ko. 43 milliards jagleel ko luy tolloog 542 000 ménages 956 ci biir réewum Sénégal lenn kese moo ko wund mooy waratul amati ñaari sénégalais te kenn ku ne war nga am le minimum requis pour nga mën a dund waaye pour nga mën a yóbbu sa njaboot école nga mën a faju wax ngeen ko aussi bourse de sécurité familiale am na ci tey ñoo ci yàlla may chance seeni ay doom mën a jàng normalement sans pour autant ñu am ay jafe-jafe tey ci tey wax ngeen aussi programme couverture maladie universelle bi nga xam ne président moo ko créé pour jàppale tuuti ñi nga xam ne amuñu doole
pour ñu mën di faju di faj seeni njaboot ci condition yu optimal lii nii mën naa ne teeñ bi la yéen bi yegg seegul. ngoog ñu dem ci seen rubrique seen xalaat.